asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné Bataaxal TV ginnaaw ndogal bi jógee ci njiitu réew mi di état d'urgence assorti de couvre-feu ci ñaari régions yi di Ndakaaru ak Thiès mel na ni neexul population bi dëkk ci ñaari dëkk yooyu rawatina ñi nga xamante ni ñoo di gone yi nga xamante ni génn nañu démb ci guddi ci bés bu njëkk ci couvre-feu boobu daal di fas yéene jàmmarloo ak takk der yi. fu ci mel ni Thiès Colobane Grand Yoff Grand Dakar ba ci fële ca Médina gone yi doon nañu dénn di ñàmmarloo ak ñii di takk der yi daal di taal ay pono lépp ngir naqarlu tere gi ñu leen tere ñu daal di dox seeni soxla ci guddi gi. mu mel ni nag mbir moomu mujj naa am ay jeexital ndax waa police jot nañoo teg ay loxo ñenn si ñooñu nga xamante ni ñoo doon def manifestation yooyule. ñii di waa Amnesty International ak Ligue sénégalaise des droits de l'homme ñoom ñi ngi défendre population bi nga xamante ni ñoom ñoo doon def manifestation ginnaaw bi nga xamante ni gisoon nañ leen ñoom waa Amnesty International ci kàddu ki nga xamante ni moo di Seydi Gassama muy défendre ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom ñaari tur yi di wax ni ci dëkk bi la ñu bokk am nañu droit daal di def seen ay manifestation doxal li nga xamante ni moom moo leen soob bi la yoon nag ñu gis ko moom Seydi Gassama ci micro RFM mu daal di génn di taxaw ci li nga xamante ni moom mooy violence yi nga xamante ni takk der yi doon nañ ko amal démb ci guddi ak ñenn ci population sénégalaise bi te ñoom waa Amnesty International ak Ligue sénégalaise des droits humains ñuy défendre droit de l'homme di wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiitu réew yi ñu daal di mettre en garde takk der yi nga xamante ni ñoom ñooy violenté ñenn si ñi nga xamante ni mën naa am sax dañoo tardé woon ndax embouteillage bu am wala sax ñi nga xamante ni dañoo jénnoon di dox soxla bu jàmp ñu daal di leen i malmené di leen def mbir mu dara jarul te loolu nag nekk na loo xamante ni dañ ko war a sanctionné ngir li nga xamante ni moom mooy droit de l'homme ñoom nag kii di Seydi Gassama ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy Ligue sénégalaise des droits humains ñëwaat nañu ba léegi ci li fi jotoon a xew ci jamono bu njëkk bi nga xamante ni lii di état d'urgence ak couvre-feu amoon na ci ba ñenn ci takk der yi di dugg ci yenn kër yi di daal di duma ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci kër yooyu ba mu jur fi ay coow ñoom nag ñoo ngi àddu gouvernement bi ci commencement bi nga xamante ni lii di état d'urgence ak couvre-feu bi commencé na ci ay violence ak ay gaañu-gaañu yoo xamante ni jot na cee am. ñu jàll ak yéen ci mbirum financement bi nga xamante ni waa PASTEF am nañ ko ginnaaw kàddu yi nga xamante ni kii di ministre de l'intérieur yëkkati na ko daal di koy jëmale ci levée du fonds yi nga xamante ni parti bu di PASTEF bu Ousmane Sonko ñoo ngi koy amal kii di Yakham Mbaye nag àdduna daal di jëmale ci mbir moomu di indi ay firnde ci kàddu yooyu nga xamante ni kii di ministre de l'intérieur def na ko moom Yakham Mbaye mi ngi déclaré ni waa parti PASTEF bi bokk na ci parti yi nga xamante ni ñëpp xam nañ ni financement yu jaarul yoon financement yu salte yoo xamante ni ñu ngi jugee ci gouvernement étranger yi ak ñenn si ñoo nga xamante ni ñoo ngi nekk fële ca bitim réew ñoom ñoo koy financé te nag am na ci ay preuve waaye itam gouvernement bi am na ci ay preuve te loolu moo tax kii di Ousmane Sonko àdduwul benn yoon jëmale ci biir moom noppeem googu li ko waral mooy xam ni gouvernement bi am nañ ci ay preuve am ci ay documents yoo xamante ni mën nañ koo jénnee kii di Yakham Mbaye nag mu ngi waxee kàddu yooyu fële ca micro wu 7TV di dal ci kaw Ousmane Sonko ak li nga xamante ni moom mooy déclaration bi jóge ci kii di ministre de l'intérieur di encourager bu baax ministre de l'intérieur bi nga xamante ni jàpp na ni dafay fàttali Ousmane Sonko loi dëkk bi. kii di maître El Hadj Diouf itam àdduna daal di jëmale ci mbir moomule daal di dal ci kaw Ousmane Sonko ak waa PASTEF di indi ay firnde ci li nga xamante ni kii di Antoine Félix Diome yëkkati na ko daal di koy jëmale ci levée du fonds yi nga xamante ni parti yi ñoo ngi koy amal ci ay articles yoo xamante ni loi dëkk bi moom moo ko tënk moom maître El Hadj Diouf yemul ci loolu ndax ñëwaat na ci mbirum troisième mandat yile ak état d'urgence bi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko moom nag maître El Hadj Diouf di avocat bi nga xamante ni daan nañ ko gis muy défendre njiitu réew mi bi la yoon nag daal dina wax ni amul benn article boo xamante ni daal dina permettre kii du njiitu réew mi mu daal di am troisième mandat war naa mën a ranger ay bagages am ndax troisième mandat bokkul sax ci li nga xamante ni moom njiitu réew mi war na ko waxam ndax mën na jur ay jéeya fii ci dëkk bi ki nga xamante ni nag moo di Ngouda Mboup itam ci mbirum troisième mandat boobule àdduna ci di wax ci li nga xamante ni moom mooy 103 articles yi nga xamante ni moom moo tënk constitution sénégalaise amul benn boo xamante ni permettre na njiitu réew mi mu am mbirum mu amal troisième mandat
ba tax na nag moom Ngouda Mboup muy sàkku ci njiitu réew mi mu def comme ni mu daloon a def bi ñu waxee troisième mandat ba léegi mu daal di ci noppi ba pare daal di bañ a def benn pexe boo xamante ni moom mooy jur riposte ci population sénégalaise bi. ba tey ci wàllum politique kii di Aminata Touré nekkoon fi présidente conseil économique social et environnemental njiitu réew mi nag bàyyiwu ko benn yoon ndax bu ñu sukkandikoo ci journal bi am na 6 inspecteurs généraux yoo xamante ni ñoo ngi topp Mimi Touré ak gestion bi nga xamante ni moom la amee woon ci bopp conseil économique social et environnemental ginnaaw bi ñu ko fale woon le 14 mai 2019 ñu daal di koy remplacer le 1er novembre bi ñu jënn ak ki nga xamante ni moom moo doon président parti Pastef bii di Idriss Seck. waaye nag ginnaaw bi mu jugee ci parti boobu ba léegi am na ay coow yu doon dox ci diggante ñi nga xamante ni ñoom la daan liggéeyee dool ak kii di président bu yees boobu nekk ci boppu conseil économique social et environnemental. waaye itam am na ñoo xamante ni ñoom ñoo koy topp ci doxalin bi mu amee woon ci boppu conseil économique social et environnemental boobulee. ñu dellu si waat ci mbirum Pastef ak levée du fonds yi nga xamante ni ñoom wax nañu ni njiitu réew mi moom mooy fexe nu mu leen di taqale pour mën leen a éliminer ci concurrence bi. kii di Bassirou Diomaye Faye bi yor wàllum communication bu Pastef moom àdduna jëmale ci mbir moomu di wax ni ñoom waa Pastef ñi ngi toll ci 125 millions te tamit ñoom ñoo gën a déterminé kii di njiiti réew mi ci liggéey bi nga xamante ni ñoom bëgg nañ koo amal ci biir Sénégal waaye itam ci li nga xamante ni moom mooy seen ay mëbët yu rafet fii ci Sénégal. loolu nga xamante ni moom mooy kàddu yi kii di Bassirou Diomaye Faye waaye itam du ñu wax ci benn yoon loo xamante ni dafay taqal seen der ndax bokk na ci ay stratégie njiitu réew mi népp loo xamante ni mën na ko fakkatal ñi nga xamante ni ñoom ñooy rek ay concurrent directam. ñu daal di dellu siwaat ak yéen ci mbirum li nga xamante ni moom mooy état d'urgence ak couvre-feu bi ginnaaw ñaari tali Grand Yoff Médina Thiès ak fi nga xamante ni moom moo di Colobane jàmmarloo yi fi amoon ak population sénégalaise bi te waa Amnesty International ak organisation li nga xamante ni ñoom ñooy défendre les droits humains ñoom ñi àddu jëmale ci violence bi nga xamante ni population bi ñoo ko doon jàmmarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi te ñenn si ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci nguur gi daal di jàpp ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy population sénégalaise bi dañoo war a respecter décision bi jëm ci nguur gi ak dogal yi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ndax du lenn lu dul bëgg a aar population bi ci deuxième vague de contamination bi lée kii nga xamante ni nag moom moo di Omaro moo ngi félicité bu baax njiitu réew mi ci décision bi mu jël waaye itam di artu sénégalais yi di wax bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi ñu gën a taral daan yi nga xamante ni ñoom la ñuy amal ci ñi respecté wul état d'urgence ak couvre-feu bi lée ñii nga xamante ne nag ñoom ñooy activistes yi ak kii di Guy Marius Sagna jàpp nañ ni population bi dañoo war a désobéir pour la désobéissance civile dañoo war a fippu ndax loolu moo leen di may liberté te ndogal yi ñu jël du lenn lu dul waajal population sénégalaise bi ci lii di vaccin yi nga xamante ni moom lañ bëgg a imposer te vaccin yooyu leen sax ñenn si ñi nga xamante ni ñoom ñooy activistes yooyu la jàpp nañ ci ñu ko war a njëkk a essayer bokk na si njiiti réew mi ak famem ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci gouvernement bi waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kër docteur ñii ñu ko nar a essayer dalul seen xel. ñu jeexale ko ak wàllum sport ak gone ci Sénégal bii di wuyoo turu Sofiane Diop bay football fële ci club bu française bi di Monaco bokk na si révélation yu bees yi nga xamante ni kii di Aliou Cissé ak fédération sénégalaise de football ñoo ngi koy xëccoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy marocains yi ndax moom dafa am ñaari nationalité papaam moom moo nekk sénégalais yaayam daal di nekk marocaine muy évoluer foofu sa Monaco waaye ak ay xarañteem tax na ba muy am poste de titulaire foofule ca Monaco ñaari équipe nationale yi di Maroc ak Sénégal nekk di ko xëccoo waaye itam waa France seen xel ñoo ngi ci kii di Sofiane Diop. ba tey ci wàllum football ginnaaw Tëngéej FC ñii di waa Jaraaf itam dal dina ci qualifié ci Ligue des champions africaine yi ginnaaw match bu métti bu doxoon seen diggante mu nekk
première fois ci histoire football ñaari club sénégalais daal di qualifié ci li nga xamante ni moom mooy Ligue des champions yu africaine yi ñu daal di jàll ak yéen fële ci wàllum Turquie kii di Mbaye Diagne di attaquant sénégalais bi daal dina am beneen record ci club boobu di Galatasaray talaata ji ñu génn ci la daal di am record boobule daal di nekk premier joueur étranger boo xamante ni moom moo dugal lu ëpp 50 buts en 60 matchs ci championnat turc ci ndaje moomule daal di doxoon seen diggante ak waa Konyaspor moom Mbaye Diagne di attaquant sénégalais bi jot naa dugal ñaari but waaye terewul seen club dafa ñàkk ci terrain waa Konyaspor waaye terewul mu daal di am record bu 50 buts en 62 matchs jërë ngeen jëf.